rabbul alamina bi mooy sunu boroom. livre bi ñu bëgg a jàngalee mooy dikr lil alamin. ki ñu bëgg a jàngal nag mu nekk régulateur bi war a équilibrer ñaari extrêmes yi nekk al wasatiya mooy rahma lil alamin mu nekk nag rahmatul iradati wa taqdir waaye nekkul rahmatul xanaani wal lutf waaw ba tax na kon sunu borom bu fekkee ni dafa wax yonent bi jaareele ko ci jibril ñu ni ko iqra du un professeur mooy jàngal un élève mais sunu borom bi bind moo fekk yonent bi nga xam ni c'est l'œuvre de son existence mu bëgg jaarale ci moom message bi muy jox créature bi. Donc, c'est plus qu'un enseignement, c'est de la haute science. Bah. Donc, loolooy tax bu ñu waxee ci xaqu sunu boroom wax ni moom al asma al husna dafay jaadu ñu wax ci xaqu yonent bi ni moom it moom al uswat al hasana. parce que ñaar yi rek ñoo mën defat al asma al husna yonent bi ñu jox ko al uswa al hasana jullit war ko di roy moo tax li leen góor gi wax ni sunu borom bi mu apprécier courage moralu yonent bi il fallait que mu ñëw léegi ci courage physique am pour seetlu ko donc courage moral boobu la nga xam ni nee na yegg na au sommet dégg nga baat bi courage moral boo xam ni yegg na au sommet lan nga koy fiire mooy wa innaka la ala xuluqin adim jeex na mu mel ni kon nag lan mooy différence bi am diggante al xuluqul azim boobule ak makarimul axlaaq yi mu tudd moom bu'istu li utammima makarimal axlaaq waaw bokkul parce que axlaaq yi ñetti catégorie la am na al axlaaq al suwariya am na al axlaaq al xayriya am na al axlaaq al taqdiriya donc boo boolee ñetti catégorie yooyu mooy nekk la ala xuluqin azim waaw moo tax makarimul axlaaq mën nañu wax ni mën na concerner étape bu njëkk bi te mooy li nit ñiy teg bët xam nga ki nit diw a baax la bëtam tegu rek lay wax mais la ci xolu nit ki ak la ci yéeneem nit ki mënu ko àtte yàlla sunu borom rekk ko mën a àtte moo tax ñu wax la ni la ida bu'thira ma fi lqubuur kooku ëllëg la waaye la wa xussila ma fi sudur nag du xaar ëllëg fii lay tàmbalee waaw lu nit denc ci sa dënn loo yéene nit ñi loo ko nëbb nëbb bés dina ñëw yàlla génne ko ci biti waaw noonu la toll moo tax toujours rek fexeel ba liy nekk ci sa biir xol yàlla di ko setal koo gën xol rek gën ko waaw waaw parce que aqdaar yi ak qudraat yi bokkul waaw aqdaar yi ak qudraat yi bokkul nit mën na la ëpp lu ne dàq la kër dàq la oto ëpp la compte bancaire et tout et pourtant du la yàpp parce que am na lu mu la ëpplewul mooy sa dignité waaw moom la ñuy waxtaane démb parce que démb kenn xamul sax looy añ parce que ci yooyu lañ doon échangeante moo di toujours sunu borom yi nga xam ne ay qualité yu mu soxla la
boo seetlu toujours ci alquran du ko def pluriel singulier rek la koy def parce que lu baax du bare loo gis mu bare rek xamal ni mooy li taxawallu ci mbedd mi moo tax amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma ci singulier parce que bokkul ak wa aataynaahu min alkunuuz au pluriel fële compte yi mën na ci dugg coffre-fort yi mën nañ ci dugg lépp luy génne xaalis nga denc ko mën na ci dugg mais bokkul ak alkenz baatu trésor du fu ñuy denc xaalis rek trésor ay façon la wa kaana abuhuma saalihan bi ñuy laaj li ñu dencal xale yi ci suufu mur bi lan la wax naa leen ko ci université amana dañu fekk muy benn àlluwa wurus boo xam ne texte bañ ci bind bàyyu xale yi dafa bàyyi testament ni bu xale yi màggee ba tollu ca mu ngi ñaan texte bi ci biir àlluwa bi nañu fexe ba maîtriser ko tabax ci seen dund buñ ci tabaxee seen dund nag ba mel nu mu leen wóor ne lu dignité laaj mu ngi ci ñoom ba noppi bu leen neexee nag jaay wurus wa dunde donc wane ne ni kon xam-xam bi ci kaw àlluwa bi texte bi la ca aju ci mbaax ak yiw moo tax ñuy jël àlluwa wurus di ko ca bind parce que loolu gën wurus moo tax am na lu nga xam ni boo ko jariñoowul ñu jox la ko te jariñoowuloo ko boo yoroon yi ci àdduna bi yëpp it sa xel du dal te mooy yee xew waaw am lu ne te kenn ñeewu la waaw te lu mat a wattu la waaw xam nga ni ku ni nit ñi gañe naa ba noppi tey wër di xuloo la yóbbu sa fit waxuloo ko damay def benn précision ngeen baal ma puisque dafay bari ñuy exploiter mbir te di ko dugal fu mu dul war a dugg góor gi junj na ko ci waxtaanam ba ne ay enfantillage la gis nga Ablaye Wade mënul tax mukk ila yawmil qiyaamati ñu am benn grain de doute wala benn arrière pensée bu jëm ci sunu maam ba ca Touba Serigne Saliou Mbacké waaw mënul fexe ba ñu am benn grain de doute wala ñu am arrière pensée ci Serigne Moustapha Saliou mënul fexe ba ñu am ko ci sangu yi toog nii ñu lim leen léegi xamuloo ni ñoom ñii ñooy tax ku tudd murit wax leneen mu metti ñu ndax ñoom waaye ñoom itam ñun ñoo tax ku tudd Tijaan wax leneen mu metti leen gis nga loolu Ablaye Wade mënu ci dara waaw bi ci desit nag c'est à lui dañu wax ñu Senghor en tant que chrétien def na fi 20 ans te problème mu murid ak Tijaan posé wu Abdou Diouf def na fi 20 ans ci pouvoir te problème mu murid ak Tijaan posé wu kon moom bu defee 7 ans mu bëgg a posé wu tuuma daf koy topp waaw kon nag c'est à lui en tant qu'avocat je ne dis pas en tant que président parce que wóoruma mais en tant qu'avocat
mu leeral affaire bi parce que sama mbokku murid yi duñu ko leeral waaye ñu nit tiijaan yi duñu ko leeral parce que fa ñu bokkee du fii waaw kooku kenn mënu ci dara ila yawmil qiyaamati insha allah waaw ba tax na ko dara waaw bu may wax Abdoulaye Wade je parle en tant qu'homme politique bu dee njabootu murid la kooku Serigne Saliou ko mën a seede ndax li aju ci tariqa murid mooy seen responsable bi gën a kawe donc ak ñi mu am ñoo mën a seede loolu waaw ndax dañu wax ni Serigne Babacar Sy dafa amoon benn wëllëre ca Ndar wëllëre bi nag ñëw nuyu ko Serigne Babacar déggul nuyoo bi mbokk mi nag mel ni ku ko xaw a dal ci kawam ni ko maa ngi la nuyu te fayuloo ma xanaa li nga di tiijaan ma di Chadili moo tax fayuloo ma Serigne Babacar ni ko wax nga lu garaaw a garaaw a garaaw xëy na yow wóor na la ni Chadili nga waaye man ba fii ma toog wóoraguma ni tiijaan la fekk yegguma ci yonent bi mu seede ko waaw 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 Chadili bi ni ko baal ma de gisewuma ko woon noonu waaw xaw ma ne woon naka affaire bi garaaw na ba yegg foofu waaw ba tax na kon loolu ñun duñ ko àtte waaye en tant que nag homme politique en 93 kenn xamul woon ne Ablaye Wade murid la en 93 Ablaye Wade amul woon mënul woon ñoo ko protéger ñoo ko jox sunu doole waaw waaw Seyyid Cheikh Ahmed Tijani Baye ñu tëj doomam yëpp te kenn tëjul doomu Ablaye Wade bàyyam jaralu ko ñu tëj ko Serigne Cheikh këram yëpp ñu tëj leen tëj juróom benni téeméeri Moustarchid te ba muy génn dafa siñanteeg Abdou Diouf pour mu génn moom ak waa këram bàyyi fa Moustarchid yi ñépp a ngeeg man bi ñuy génn Seyyid Cheikh Ahmed Tijani fii ci Mermoz mook Abdou Diouf ñoo ca d'accord te mën naa wax ki nekk témoin bi mais qu'est-ce qui se passe Ablaye Wade diggante bi xat na pour nit di fi fàtte loolu xat na biñ ko fiy jiñ affaire u maître Sèye te sunu centenaire ba keroog ba may yen moom Ablaye Wade yenu ma di wëndeeloog man ndax la ma ko layyil et pourtant li may lay yëpp maa xam li xew ndax réunion ya ca Mermoz du ma tudd kenn nag ku yor sa ministère yaa yor sa ministère waaye la xew ca Mermoz yow mi témoin nga keroog ba réunion ba am yow laa fa yónni fekk ma am lu ma doon leerlu le lendemain la attentat bi am ba tax na kon nag dafa am yu nga xam ni ku yóbbu bàyyi noonu bu ñu fexee ba ma génne fi li ma yor àdduna tukki waaw moo tax bu ñuy wax ci télévision yi naan man awma dara benn compte rek laa am nañu def ndànk waaw compte yëpp ci turu ñi mu nekk xam nañu ko waaw moo tax na il faut faire attention waaw bu mu neex nag gis nga fi mu ne nii am na ku nga xam Serigne Cheikh Tijani moo ma waxoon ci ni ma Moustapha ma ne ko mu ne ma maa ngi lay waatal ci alquranul karim ma ne ko mu ne ma Jibril ak Mikail ak Israfil ak Azrail bu ñu taxawoon fii de suñu borom jàppalewu leen ma songu leen gis ngeen góor googu te toog fii rek ak yaruteem mooy sama sëriñ
waaw waxin la man bu may tudd sama bopp rek ñëpp dugg waaw waaw mooy sama modèle tey tabarkal waaw na loo xam ne kenn du ko wax ba mu jeex Haj Malick bii toog xam na ci dara Pape Cissé bii toog xam na ci dara ba tax na am na lu fi xajul daal nañu bàyyeeg sunu mbokk yi ñu dund nañu doon dunde bu ko kenn yàq parce que lii amatul fen yow iraq nga ne di yàqu bayna sunnati wa chia nañu def très attention loolu la ñuy chercher lii ñu tabax nii ba yàlla def bi sutura ñoom ñuy ñëw xam ni seen kër la ñu ñëw ñun ñuy dem xam ni suñuy kër la ñuy dem nañ ñu ko bàyyil nii waaw ba tax na kon nag am na lu rafetul am na lu rafetul man maa leen ko wax waaw ba tax na kon nag war na man gudd war na man ëpp doole noonu waaw waaye ñu yeggale tuuti mu mel ni na kon sunu boroom dañu ko laaj te góor gi wax na ko ci biir waxtaanam biig dañu ko laaj lu tax kéemtaan yi nga daan wàcceel yonent yi lu tax wàcceeloo ko yonent bi mu ni dama daan wàcce kéemtaan te du tere kiy weddi daan naa wàcce kéemtaan ba noppi te du tere kiy weddi wa ma manaana an nursila bil ayat illa an kaddaba biha al awwalun waaw loolu tax am na baat bu mu tudd biig man maa ci doon waxtaan ak moom brosé na ko tuuti fekk dama ko wax ni ko dañu wax ni embuscade yépp bu verbe moo ci gën a garaaw ci la ma waxee ne ma kalimatu xaqin urida biha al batil keroog la ko wax ci bëccëg boobu puisque gis nga ni guerre di amee ñuy fexe ba def ay embuscade pour force ennemie yi ñu di leen détruire noonu la nit di jële kàddu moom it def ci ay embuscade yoo xam ni boo teeyul rekk ñu yàq la waaw moo tax ku ne war nga looy déglu ak looy jàng nga teey ca waaw ndax imam Ghazali moo waxoon ni boo mënul fay trop del wut maître nageur waxin la ndax géej ak la ca aju ak courant ya boo mënul fee boo amul maître nageur lu waaye téere yi itam mook loolu ñoo yam journaux yi la même chose ah de telle sorte que lépp looy jàng wala nga di ko déglu fokk nga tey tuuti en plus forte raison parce que dañu laaj Michel Drucker barki dem ni ko lan mooy rôlu journaliste mu ni bu jëkk la rôlu journaliste amoon mais mu ni léegi journaliste amatul sens ñu ni ko lu tax mu ni parce que actuellement li ñuy dund ah moo di y a que des enfants gâtés de la communication les enfants gâtés de la communication mooy li fii nii internet bu nga xam ni ku mu neex léegi nga dugg ci site boo bëgg li nga soxla nga jël ko looy doyati journaliste loo koy doyati waaye moo tax ma wax ñi fii nii leen comme ñoom des enfants gâtés de la communication la ñu créé seen sëriñ Cheikh Ahmed Tijani bi toog fii moom it tudd na les enfants gâtés du ciel wax ni mooy al mustarshidina wal mustarshidat waaw kon ñun am na feneen fu ñuy jële suñu référence
bu ko defee nag xam nga gis nga di jaawale yu bokkul baaxul. xam nga Quraysh keroog ci gazwatu Badr, la guerre de Badr, peut-être li nga xam ni moom la historien yi wax ci nombre jullit yi mooy wax ni peut-être ay 313 la ñu woon. donc nombre ñi nga xam ni ñoom la ñu doon dajal ci niveau Quraysh multiplier nañu 3 fois nombre jullit yi. mais keroog bi jullit yi gañe ña des ca Quraysh dañu ni dañuy xaru ji. mais li leen nax am na loo xam ne du affaire statistique. am na koo xam ni la muy gañe du nombre maanawiyaat ya nekk ca moom mooy tax muy gañe. waaw moo tax rubba fiatin qalilatin rubba fiatin qalilatin galabat بالنوع فئة كثيرة بالكم waxin la waaw gis ngeen nit mën na la gën néew ay nit te bu ngeen roofoo rekk mu yàq la waaw ndax la mu lay daane nekkul ci doole ji ngay séen yow waaw moo tax ba ñu jógee ci gazwatu Badr dañu wut ay seeni nit ñi nañu leen seetal ba xam parce que c'est pas normal ay 313 di ñëw di leen gagné ci boobu façon nañu seet est-ce que jullit yi exactement seen nombre ak naka la ñu situé woo sur le plan géographique mais boobu coono jaru ko woon. parce que xam nga lu tax xam nga Napoléon Bonaparte kooku góor gi mu ñu ko nettali sonn na jël ay xaalis yu dul jeex ni dafa bëggoon fexe ba organiser li yonent bi réussir te mooy mu am armée bu amul caserne. daj na ci lu ne mais mënul fexe ba réussir ko parce que yonent bi li ko yàlla defaloon moo di soldat yi mu am bu farata jotee cordonnier bi ñëw nekk soldat, artisan bi ñëw nekk soldat, agriculteur bi ñëw nekk soldat, commerçant bi ñëw nekk soldat, professeur bi ñëw nekk soldat. waaw yépp kenn ku ci nekk ak fa nga ne buñ ne yonent bi soxla na keroog kenn xamatuloo lan mooy sa métier keroog ñëpp soldat la ñuy doon ndax yonent bi jaral na leen ñu jaay seen bakkan. ñoom nag ñu bëggoon lu mel noonu dépenser ca xaalis bu dul jeex fu ne ñu jaar ko fa mais mënuñu fe parce que yonent bi li ko yàlla maye lool mooy la yàlla def ci xolu ñooña loola xaalis jënd ko li yonent bi am ci xolu ñooñu xaalis jënd ko moo tax laqad radiyallahu anil muminin id yubayi'unaka taxta ash-shajara mais fa alima ma fi qulubihim looloo tax keroog bi yonent bi faatoo comme ni ko góor gi waxe biig ak booba ilimaan amul buy ñëw di jiite ñi ci des di ca topp wax na leen na mu demee xale yaa njëkk a ñëw ñaanal yonent bi te seen ñaan sax gën a sore ñaanu mag ña ñu pare jigéen ña ñëw def seen ñaan ñu pare mag ña soog a ñëw def seen ñaan sallu ala al badri afdada waaw Maodo wax na ko waaye bi yonent bi faatoo xam nga scénario bi foofu
moo jare déglu lu ama am solo la ndax yonent baa ngi faatu ñu ngi ko teg ci néegu Sayyidatna Aïcha ñu ngi ko sàng sër yooyu ñu ko sànge day sàng nga xam ne léppam daf ko nuru kenn dencagu ko àdduna yi bëgg a tukki ndax ku nekk yaa ngi ni tey kenn du toog place yonent bi bàyyi ma wala kaw foog bakkan tëdd donc jaas yi yëpp génn donc li ñoo tuddee tendance keroog la ñuy soog a yëg ni ndekkete l'islam bi ay tendance am na ci ku ne nag ni tey kenn du toog ci place bi ma des wala bakkan tëdd mais Seydina Omar bi gën a am solo mu def remarque bi mooy kenn ku ne bala ngay deewoo pour jot ci place yonent bi war nga wax nit ñi loo koy doy xamuloo ni nit dana xëccu dara te buñ ko laajee loo koy doy du ko mën a wax moo tax bi coow li bare ñi représenté al ansar ak Saad ibn Ubaada di wax candidature am ñu jóge ca Bani Hachim bëgg soutenir candidature Ali ibn Abi Talib al muhajirin taxaw fale di soutenir candidature Seydina Abou Bakr coow li ku ne naan man la budul man nangam mu ñëw ni leen gis nga tey xoolal ma loolu mu ni tey soxlawuñu candidat buy gagné li ñu soxla tey mooy cause l'islam bi triomphé moo tax mu proposé pour Abou Bakr jël ko ndax bu ñu tuddee tendance rek clientélisme day dugg te li yàlla gën a bañ ci àdduna mooy ñu jënd suffrage li yàlla gën a bañ ci àdduna mooy kuy sàcc suffrage yu nit ñi parce que moo koy fajal boppam du bàyyi nit ñi ñu faj ko moo tax boo sàccee suffrage yu nit ñi yàlla dina la bàyyi ba occasion boo xam ni di nga waat ci sa bopp ni damay gañe mu fexe ba keroog nga perdre te doo xam ni la perdre loolu lan la mooy li xew l'an 2000 parce que yàlla nanguwul nit ñi ka ñu bëgg a jiital ak confiance boobu ni mu toll nit ñi war ca dem ñuy dem di ko truquer wala di ko njuuj njaaj wala di ca dugal lu ca bokkul warul nekke noonu moo tax nag Seydina Omar bi mu demandé ni nañu jaayante ak Seydina Abou Bakr ba ñëpp d'accord ba ñu jaayante ak Seydina Abou Bakr daf ko woo mu ñëw ci roq bi ni ko li ma def defuma ko pour sa jëm cause l'islam bi moo tax ma def ko parce que buñ ko deful tey l'islam bi tas mu ne ko mais dafa am lu mu bëgg a attirer sa attention mu ne ko sang bi tëdd di rasulallah bi mu tolloo ci feebaram te wuy jéegul boroomam joxe na benn recommandation pour benn expédition boo xam ni ki mu digle pour ñu jox ko expédition bi mu dem xale bu am 2 fukki at la te muy Usaama ibn Zayd mun nga est-ce que xam nga lu ci yonent bi jublu mun nga xawma yonent bi lu mu ci jublu waaye lu mu décider rek danaa ko def mu ni ko effectivement mu ni ko xam nga mag ñi soow nañu fii yëpp ni xale duñu jiitu waaw parce que 2 fukki at rek la am mu ni mais boo gisee yonent bi def ko li ñoo tudde alternance générationnelle moom la yonent bi doon annoncé ci baatu Usaama waaw mu ni ko am na loo xam ne ay mag mënatuñ ko mag boo mënatul da ngay jël ndaw ya ca toll te mën
nga bàyyi leen ñu liggéey ci terrain bi waaw parce que kat wolof yi ñooy wax ni kenn du jël sa ay ba noppi jël sa ayu doom waxin la waaw te it xam nga li gën a bon ci àdduna mooy nit bu fekkoon ni yow fi waxtu wi jotee li xew fi la xewe mën nga condamner nit ki mais je pense bien que bu ngeen fàttalikoo 3 ans ci université Ramadan ma ne man bu ma sañoon Ablaye Wade du présenté wu ci élection yi di ñëw waxuma ko ci seen kanam man leen waxuma ko pour bëgg ko xañ dara bu la yàlla teralee te nga di mag da ngay teel a xam kañ ngay génn mais am na lu jekkul ci mag te mooy di séq ak sa moroomi doom ñu di la wax lu ñaaw di teg ci sa der lu ñaaw am na ku ko war a weesale boppam ma ni te loolu kat bu ma ko dee wax dafa am fu ma ko jële te mooy Seyid Cheikh bi président Mamadou Dia bëggee reprendre ci wàllu politique moo ko ni du ma ci d'accord parce que sa cër ak sa âge waratuloo meelewu ci yu mel nii da nga war a dem rek ci sa roq jaamu ci sa borom du tere nag boo amee sa xalaat boo ko waree joxe nga joxe ko waaw mu mel ni ñun foofu lañ ko tegoon 3 ans avant ay élection di ñëw ba tax na kon nag xamoo maa ko def exprès yéen wóor na leen ni bu ma intéressé woon ba ma intéressé ma xam ngeen ma waaw du ma leen jox rek instruction surtout toog ba les dernières 24 heures ma di leen ko soog a jox bu farat bi jotee ba jot ak may génn dem campagne waaw te nag jël naa responsabilité bi ba noppi ci niveau pur góor gi am na lu leen juñu daaw jëkk wax ko fii publiquement ni maa ngi koy wax nag Ablaye Wade parce que bëgguma ñu di ko wax ci suuf mu mel ni lu ñuy nëbb fii la ko waxee ci gàmm gi fii waaw ba tax na kon nag yëg naa it piège yi ñuy commencé moo tax man yëpp xam naa ko piège yi ñu commencé jaar fël dem récupérer le secrétaire général bu PUR jël xaalis jox ko ñu jënd voiture jox ko def lu ne pour que man bu ma jëmee ci PUR moo opposé mais xamuñu ne man lanahdiyannahum subulana am na ko xam ne boo tëjee bunt bi moo bi ba ca des waaw ba tax na bis bu ma demee nag ci cadre PUR ñu bëgg ci indi problème rek ñun ñëpp ñu taxu dem ci réew mi waaw maa ko wax damay engagé sama responsabilité bopp waaw nii rek la toll góor gi ni mu waxee bii loolu mooy cërëm am na loo xam ne du ca yegg man la ma xam-xam naa ko waaw la muy wax ak man du ko wax ak kenn waaw ba tax na kon nag wax na leen fii biig xam nga nit ñi wax nañ ci lu ne commenté lu ne wax na leen fii biig ni Ablaye ñëw na ba mu jeex waxuñu politique culture la ñu wax na leen ko fii biig waaw ba tax na man la ko njëkk a wax ñu waxtaan mu def analyse wax ma li ko jaaxal ci Ablaye wax ma li mu rafetluwul ci yenn attitude yu Idrissa wax ma it li tax mu jaaxle ci position Tanor wax ma yëpp ñu def analyse waxtaan ci mu jàpp lim la mu jàpp ni ma bu ñu amaatee occasion ñu gën a duggaat ci biir xalaat yi entre temps ma dem Paris ah dem Paris bi may ñëw c'était le 20 février presque 5 jours moo desoon ci élection yi et ma jël sama responsabilité noonu la toll moo tax bu ñuy bind naan waaw sëñ Cheikh joxe ndigal ni nañoo te Ablaye Wade nangam kooku ah man ci journal bi laa ko gisee de ci journal bi laa ko gisee mais Cheikh Ahmed Tijani mi toogoon fii jàkkaarloowul ak man ni ma nañu wooteel Ablaye Wade billaahi wal kitaab waaw tax na nii la toll waaw kooku dama bëggoon mu leer pour yéen waaw ba tax na kon nag
xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis xam nga sunu borom bu bëggee di yabal yonentam yi koy war a gàllankoor yëpp dafay commencer débarrasser ko ci te comme jamono boobu affaire famille Quraysh dañu fonk affaire famille te pour sunu borom ak pour yonent bi affaire famille genre supercherie la mu dellu ci asabiya bi yonent bi doon wax te laysa minna nag man daa ila asabiya looloo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi bàyyam di wuy ji boroomam fekkul mu judd maamam ak ndeyam bi ko jur bi ñuy faatu entre 6 ans ak 8 ans la donc mu dese benn kenn rekk muy oncle am muy Abu Talib soppoon na yonent bi daj na lu ne pour moom mais am na lu mu mënul woon të ci Quraysh moo tax léeg-léeg bu ñu bëggoon di bëgg embêter yonent bi pression bi ñu ngi koy def ci Abu Talib bi mu demee ba yëf yi ëpp mu ñëw bis nag ci yonent bi ak tristesse am bëgg ko jaaree par les sentiments ni ko la tuhammilni min hada al amri ma la utiq waaye bu ma yenn lu ma àttanul yonent bi ni ko waaw ndax mas nga fàttali ko fu wax yu wàcce ci man ma ñëw laaj la xalaat ak lu ma war a def c'est fondamental ndax mas nga fàttali ko wax yu wàcce ci man ma ñëw ci yow sama oncle ni la lan laa war a def mu ni ko déedéet mun ko kon yaa sonal sa bopp ndax man li yàlla laa ci amal affaire ku ciy borom pas-pas rek ñu ànd ci respecté naa la nag am naa sa kersa yëg naa it li nga daj ci man mais ça ne change rien waaw moo tax ni góor gi waxee démb mu waxee ko ndax dañu bëggoon forcer yonent bi mu dellu ci seen aaday démb yi te bu cay dellu rek yàlla moom di coupé ak moom xamiya baag naxwa baag tabarruj baag yépp il fallait que mu débarrassé wu ci waaw et que ak ku mu mën a séqal il fallait mu jël responsabilité am waaw looloo tax boo seetloo par exemple affaire famille yooyu moo taxoon presque xilaafa islam bi yëpp gannaaw alxulafa al arbaa xilaafa yëpp dikk parce que dañu dem ba jékki-jékki jël yi affaire xilaafa def ko affaire wu famille te al ahdul amawi al ahdul abbasi al ahdul fatimi al ahdul uthmani bu mu ci man doon problème de famille lañ ko def te nag affaire wu famille am na loo xam ne bu ko yenoo rek du sore waaw looloo tax gis nga li xewoon bu jëkk moom ñun moom la ñuy bañ mu répété waat ci sunu jamono te mooy la xewoon ca Bagdad ñu dem utiliser xalifa yi ci ay yu ko jarul sur le plan politique ba xëy valeur yi l'islam bi amoon yépp valeur yi disparaître xam nga ni lan moo gën metti waxin bi xalifatum maata lam yaxzan bihi ahad wa axaru qaama lam yashcur bihi ahad kooku dara jaru ko ku day ni alxalifa jiitu ci jullit yi yore seen mbir nga faatu kenn tiisuwul sa faatu
kooku garaaw na mais ba gën garaawati mooy ñu ni di wala remplacé kenn yëgul ni remplacé nañ la parce que ki la remplacé signifié wul dara kooku lu garaaw la ci cause yu mel nii lu garaaw la muy répété wu waat te am na ñoo xam ne loolu la ñu bëgg Serigne Cheikh Tijani yi moom ma ko wax ça va faire léegi 10 ans mu ne mën nañu def très attention parce que tubaab yaa ngi liggéey façon boo xam ne lu ñu bëgg mooy tariqa murid dem ba loxo yi koy yor du ñu sant Mbàkke demit ba tariqa tijaan loxo yi koy yor dootul sant bien sûr du affaire famille li may wax xaqiqa la la in halaka alxaaju almumajjadu malikun wa saara dafinan innahu gayru haaliki gada taarikan man kaana fi lmajdi mislu wa ma maata maytun taarikan misla maliki voilà nit nag mën na la jur waaye am na loo xam ne sa jomi bopp lay doon te mooy mu bañ la gën ci dignité sunu relation ñii ñëpp dignité boobu moo ko la waaw ba tax na kon nag ma akrama al islaama in lam yushtara ma akrama al islaama in lam yushtara li ñu gën a bañ ci àdduna bi mooy am na yoo xam ni ku ko jaay te la nga ko jaayee jaru ko àdduna tukki waaw bokk na ca yooyulee mooy jaay sa bakkan ci lu ko jarul kuy dem bay jaay sa bakkan war nga ko jaay ci lu ko jar waaw wala bi'sa ma sharaw wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kaanu ya'lamuun am na ñoo xam ne fa ñu jaay seen bakkan sunu borom nee na jaru ko te am na loo xam ne ku koy jaay ko ca fa ko jar kon nag fal yuqaatil fi sabilillah alladina yashruuna alxayaata addunia bil axira waaw kon kuy jaay bakkan jaay ko ci lu ko jar bu ñaareel bi mooy jaay sa pas-pas ak jaay sa diine waaw inna alladina ishtaraw alkufra bil imaani lan yadurru llaha shay'an waaw te mooy ñi nga xam ne ulaika alladina ishtaraw dalalata bil huda fa ma rabixat tijaratuhum jël sa pas-pas ak sa diine jaaye ko ku ko jarul mu foye la am na ko mu jaaduwul ci moom bu ñetteel bi mooy al ahdu wal amaana am na confiance bu nga xam ne sa digganteel yàlla ak sa digganteel yonent bi ak ñu baax ñi nga am ku lay war a jaral nga jaay confiance ba newu fi ah inna alladina yashtaruuna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila baaxul ah boobu dara jaru ko bi ki des mooy sa kàddu wala sa plume waruloo nangu di ko jaay ci lu ko jaru ah wa min annaasi man yashtari lahwa alxadis li yudilla an sabilillah ah kon nag awlaa nag kon fa bil qalami alladi laa yushtara kon nag awlaa laka summa awlaa waaw ba tax na kon nag pour ne pas vous retenir davantage damay conclure rek ci ay baat ci jamono bi maam Abdou Aziz di soog wuy ji boroom te Abdou Diouf en tant que président mu dem Tiwaawoon pour jaale ji bi mu demee jaale ji xam nga ca la toog waxam boobu naan leen lu ngeen yóotu jotu leen ko man ma dem tëb indil leen ko ma dégg ñu ni Serigne Saliou Mbacké ca Touba dem ne loolu di bu amee ñu war a seetaat seen bopp ndax ñoom ci seen barke maam yu baaxee
ñoom la Abdou Diouf waroon a tëb du jot ñoom ci seen barke maam yi ñoom ñu yootu mën a koo jot jox ko kon nag bu fekkee ni nag contraire ba moo am kon nañu seetaat seen bopp waaw du ma ne xaw ma ndax moo waxam déet du ma wax loolu parce que ki ma ko nettali mooy Cheikh Ahmed Tijani bi toogoon fii te laa yantiqu anil hawa bu ko defee kon nag ku boot bukki xaj baw la ku boot bukki xaj baw la waaw bu ko defee rek ci jamono Muusa doon na jaadu ñu dégg muuminun min ali firawna yaktumu imaanahu ci jamono Muusa ki gëm Muusa te bokk ci biir kër firawna yore fa liggéey bu nëbbee boppam ni Muusa la gëm bu fekkee ni rawale pas-pasama tax manees na koo dégg waaye bii jamono nag ku ci nëbb la nga ne booba la nga nekk wóoluwuloo ko xam ngeen lu tax ma wax leen ko dama dégg benn nit xam nga booy wax te xamuloo ñi nga amal affaire man nga def erreur bu day ni ñay dama ko dégg mu ne waaw xam nga léegi jamono bi ñu ne fi ne ku ci nekk njabootu sëñ Cheikh wala njabootu Moustarchidine da nga koy nëbb ma ne ah ma ne ko xanaa yéen bokk ñii ma xam fii fierté bi ñu am ci ki toogoon fii bu sunu boroom doon dugal naara jahannam sax ñu yóbbaale cofeel bopp waaye fierté bu ni toll moom la ñu am en tant que Moustarchid kon nag amul kenn kuy am benn grain de doute wala nga am benn arrière-pensée ci nekk gi nga nekk Moustarchid boo amee rek seetaatal sa bopp ma ca des nag sëñ Cheikh laa dégg mu wax ko nee na ku ne xam nga ku man sa baay waaye teewul sa baay la gënal sëñ Cheikh nee na ku ne xam nga ku man sa baay waaye teewul sa baay la gënal kooku nag looy analyser dëgg ci lu bari lay doon waaw ko defee kon nag man duma waxantu ci ruq ci public lay waxee parce que joxe nañ des ordres seeni conseiller de la communication wax nañ leen ni discours bi may def nii ci bëccëg bi nañ ko exploiter am na ko xam ni foo waxee mu dégg ko wax leen ni nañ ko exploiter à fond naruma woon wax dara tey ci affaire bi mais c'est ça qui m'a provoqué waaw parce que jaraluñ ma dara waaye il fallait nag ma wax ko parce que njaboot yi dañu am àq ba tax na kon nag bu fekkee ni discours bi lañ doon xaar discours bàngoo bi ci des itam jël nañu ay experts bëgg ñu dugg dans tous les Sénégal pour seet ruq bu ne à peu près ña fa di ay Moustarchid ñaata la war a toll pour ni dañuy préparer législative yi fii op ñii ma xam walaay ku fi bëgg a dugg di nga am lu la doy sëb ba tax na kon nag nañu fexe ba bu ñu ma engagé loo ci yenn yi parce que y a des moments am na loo xam ne bu jotee je prends ma propre responsabilité waaw ba tax na kon nag
góor gi gor la góor gi sang la mësuma gis ci àdduna ku honnête ba ñu gaañ la ba yegg fi waaw dafa bari yu mu doon wax noonu rek simplifié ko terrain yooyu mu doon wax te yëpp bu ci ne ñoom Senghor nangu ko ak yeneen yooyu daf koy wax noonu liñ ko def yëpp kenn mënu ko wax waaw kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax bu leen fàtte daaw fii ci gàmmu gi nee naa leen Serigne Cheikh nee na ma diw li mu daj pour sama digganteeg yow yàqu waxuma leen ko fii daaw ci orma rek ma bañ a tudd tur al isharatu takfi ba tax na kon nag am na loo xam ne rafetul kuy taxawàllu ci mbedd rek jekkul ci yow pour wax la mën naa ci wax junney mbir yu bokkul waaw la naama billahi walaw turika alqata laylan la naama daan na kon nag bu ñu fexe mu sore de bu ñu fexe mu sore mukk nag waaw bu ñu fexe mu sore yu bari dana génn waaw noonu la ñu bàyyi noonu ma bàyyi noonu waaw waaw loolu tafee kon nag dañu wax ni Serigne Abdou Boussa Dia daf doon ñaan kàddu pour wax ci turu waa Touba parce que occasion yu mel nii nag wax ci lu nit ñi dégg it farata la ndax yàqkat yi dañu bare kon nag ñu jox ko kàddu gi mu wax ak yéen bu ñu paree ñu conclure incha allah ay ci bismillah. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñoo ngi sant yàlla ci jotaay bi. di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu yàgg ko fiy daje. allahumma amiin incha allah amiin incha allah. ci daraje yonent bi alayhi salaatu wa salaam. wax bi tam maa ngi koy wax ci ndigalu sama kilifa yii ci ginnaaw. wallaay ndeysaan. muy sëñ Fallou. mu sëñ Ndaam Atta. mu sëñ Ibrahima mu sëriñ Touba. ak sëñ Modou Abdou Wadoud. sëñ Abdou Wadoud. doomi sëñ Afe. mu Mamour Anta Sali bokk ak maam Cheikh Anta. ndey ak baay. sëñ Afe. wallaay ndeysaan. mooy maamam. moo jur baayam. ak ci waa kër sëñ Moustapha Saliou. ak mbooleem doomi soxna yi fi nekk yëpp. di la xamal ni ñun ñii doomi soxna de ca bokk xalaat ak yow ñoo ngi lay sant ndax wax naa ko ba tey dafa am koo xam ne ki dañu ne nit ñi dañoo yàqu mu ne leen jóge wuñ ci dëkkuñu ci pénc mi dëkkuñu ci mbedd gi ci kër lañu jóge kilifa gu ne soo yaroo yar sam njaboot ñëpp yaru kon nag sëriñ bi yow loolu def nga ko li ñu lay seedeel de ci te yàlla tax mooy man alhamdulilah yàlla na gën a yàgg amiin incha allah amiin incha allah incha allah ndax bi may jaxasoo sa njaboot booba xamaguma la jaxasoo naag moom bu saar mi ñeenti at jaxawuma la waaye boobaak léegi bi ma ko xamee moom ak ñi ma ci xam mënuma cee jam kenn ci diine ak ngor yàlla tax may wax sa njaboot gi itam dinañ la seedeel suñu digganteek ñoom ndax sa soppe sa soppe la waaye sa njaboot gii kët man de yàlla def na damay doxantu bari na barab yu may dem waaye la woykat ba wax ne sëñ bi ña nga am foofi dem ñoo fa tane waaw tane gi nekkul ci dërëm waaye ci jikko la ak melokaan ak pas-pas waaw misaal bi ma ciy def fee ca daaru njarde suñu dëkk sa taalibe man
ñoo yor suñu këru fajkatu bopp ñoo ko seereel suñu bopp sa taalibe moom la maa ko jiite moo ci topp waaye liggéey nañ fa liggéey boo xam ne bii rusuñu kenn gis ko jamono yi ci ginnaaw am na ku ñu état bi yónnee dama leen a wax ne nañ ko delloo waaw ndax man daal damaa xalaat ne clinique de village daal war naa mën a am xaw ma dégg may na waaw nañ ko seereel suñu bopp yoree suñu pajum bopp ca liggéey booba su amee solo ba àgg foofu sa taalibe boobu moo tax muy ku ñuy wax Aliou Thioune mooy imaamu Daaru Njar mooy borom dëkk ba daanaka kon nag ñun yi ñu ci gis ci réew mi am na luy ñëw am na luy ñëw ndax dama jëlale